Oui, allô. alors Demba Seydi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal ci participation bi alors laata ma lay jox man question bi ma lay laaj mooy suivre nañ li di reportage u journaliste bi nga xamante ne yow yaa ko dalaloon bu mu fiy ñëw ñu bëggoon rek xam pourquoi mu def reportage yamale ko juste ci benn partie des acteurs concernés fay bi ñu gis mooy lan moo tax tey ji waxul interrogé wul kii di Aliou Sall muy le concerné ak keneen kii di Franck Timis. jërëjëf soxna si maa ngi rafetlu débat bi parce que jàpp naa ni lu am solo la ci suñu réew loolu waral sax fan yi ñuy dégg di dialogue di président di woote ñu koy rafetlu tam ndax dina permettre sénégalais yëpp ku nekk mën a wax xalaatam ci li xew ci réew mi ak yorinu koom-koom bi ñu fi am. ma fàttali ni waa BBC buñ commencé investigation bi ñëw nañ fii ci Sénégal def fi mission boo xam ne bu yàgg sax ndaw si ngeen gis. ci vidéo bi mooy doon ku ñuul ki moom mooy représentant BBC fële ci Nigéria chef de mission am bu mu fi ñëwee bala laata muy ñëw sax woo nañu wax ñi ni que lii ak lii moo koy tax a ñëw Sénégal bëgg nañu interviewé bu mu ñëwee boobu ba léegi d'accordoon naa ci mu jël ñu ci interview bi waaye bu mu ñëwee ba bëgg a yemale mbir mi ci Aliou Sall man dama ko ne bu dee dañuy yemale mbir mi ci Aliou Sall du ma ci intervenir parce que nag ñun lu ñu gën a soxal nekkul Aliou Sall nit ki waaye système bi wala mécanisme bi permettre Aliou Sall nekk ci processus yëpp moo ñu ëppal solo parce que bu fekkee ne cancer la nga bëgg koo faj te fajoo racinu cancer bi gëm naa ni cancer bi du mus a faj. mais amoon na importance ñu am réaction wam. ah. ma ne waaye amoon na importance quand même ñu am réaction wu kii di Aliou Sall ci biir reportage non damay fàttali ni que waa BBC ñëw nañu def investigation pour tase ak Aliou Sall en vain jéem nañu porte yëpp fëgg nañu porte bu nekk pour wax ak Aliou Sall mënuñu fëgg nañu porte bu nekk pour wax ak ñi yor ministère bi kenn nanguwul ci wax loolu dama koy déggal fii nii tey. kon jéem nañu jot kii di Aliou Sall mais ils ont tout fait pour l'avoir mais mënuñu ko woon jot. mënuñu woon gis kenn ku ñu waxal. mënuñu ko woon jot te waa ministère ba tam woo nañ leen mënuñu leen jot woo nañ Petrosen mënuñu leen jot loolu dama koy déggal ñun société civile woo nañ ñu waaye nag li ma wax léegi nii moo ma tere intervenir ci film bii ñu doxal par principe dama jàpp ni. mbir mi du nit du Aliou Sall wala Mademba wala Massamba système la mécanisme moo tax Aliou Sall retrouvé wu ci situation bi loolu li jar a leeral la waaye laat ci loolu tam bëgg naa dolli ci benn mbir ci film bi parce que maa ngi dégg ndax film bi c'est fiable est-ce que gëm ngeen ni def ngeen yéen sax sondage ci Facebook bi pour laaj sénégalais yi ndax gëm nañ ni film bi lu réel la wala lu nekkul lu réel liñ ci révélé ma jàpp ni investigation lii tax ñu naan wala document wala recherche bu mu mënta doon lii tax ñu naan c'est fiable wala c'est pas fiable d'abord méthodologie bi ko lal la ñuy saytu ndax ñii bi ñuy def seen recherche dañ ko lal ci d'abord recherche documentaire bépp document boo xam ne mën na leen leeralal dara explorer nañ ko deuxième chose def nañ ay entretien dafa fekk ni ñii ñoo nangoo feeñ ci entretien bi def nañ ay sondage xool nañu auteuru ñi nga xamante ne ñoom ñoo contribuer tam ci recherche bi parce que nag Global Witness mi nekk ONG boo xam ne dafa am ay at expérience ci wàllu li ñuy saytoo yorinu ressources naturelles yi ñoom wax nañ ci bu loolu weesoo nga xool avocat bi ci wax avocat la boo xam ne aussi bu am expérience plus de 40 ans d'expérience mel ni Maître El Hadji Diouf di gëstu ci mbir mi rek la doon liggéey boobu ba léegi mu bokk aussi ci Transparency International boo xam ne lii kese mooy seeni liggéey donc loolu tam dina mën a dëggal effectivement fiabilité documentaire bii ñu présenté expertise ak expérience nit ñu laaj ci mbir mi du ñu n'importe qui ay nit la yoo xam ne am nañ ci expertise am nañ ci expérience donc bu ñu xoolee ci loolu rek war nañu mën a gëm ni effectivement information yu ñu fournir fii am na début
en tout cas de clarté boo xam ne war nañ. kon ce reportage a été réalisé dans les règles de l'art mais dañuy bàyyi Ndeye Dime. bien sûr dafa am benn je considère que la méthodologie respecte tous les éléments nécessaires qui permettent de rendre fiable ce documentaire là. très bien Ndeye Dime. ma bëgg a def ñaari commentaire yoo xam ne dégg naa ko léegi ci échange benn bi Maître El Hadji Diouf ku ñu naw la ci réew mi dégg naa mu wax léegi ni que paiement amoon na ci diggante Tullow Oil ak Ousmane Sonko parce que Tullow Oil dafa bëggoon jaar ci Ousmane Sonko pour effectivement indi Sénégal coow te paiement bi dafa jaar ci ONG bu tudd Oxfam man liggéey naa Oxfam juróomi at dama leen di wax ni que Oxfam activité bu mu mënta doon bu mu ci mën a nekk du musa laal xaalisu compagnie pétrolière wala compagnie minière loolu politique la loolu règle la ci biir Oxfam amul benn moyen théoriquement et pratiquement ni Oxfam mën a jotee xaalis boo xam ne da koy jaarale di jóge ci Tullow Oil ba muy egg ci loxo Ousmane Sonko donc loolu wax ju taxawul la mënul nekk loolu mënul nekk. beneen mbir mi nag aussi que ñu nangul Aliou Sall benn affaire mu jot salaire bu toll ni 14 milliards boo xam ne loolu la que Petro-Tim wala Timis doon fay loolu du lu extraordinaire boo xoolee BP lu mu fay Frank Timis ci li muy jël paaram mu ngi toll ci 147 milliards ku fayee ku 147 milliards bu la fayee 14 millions ci salaire loolu du dara loolu du problème lii problème bi par contre mooy argument yi monsieur Aliou Sall présenté léegi ci conférence de presse am ay argument la yoo xam ne mu ñëw encore gis léegi ni communiqué boo xam ne BBC sax ci boppam moo ko publié Frank Timis moo ko def léegi ni ñaari argument yi ñu teg yépp amul benn bu ci am poids amul benn argument bu ci am doole bi tax buy mën a weddi li ñuy wax fii nii ci vidéo bi parce que nag Aliou Sall dafa ne moom bu xamoon ni sax découverte yi dafay doon ay découverte yu viable du nangoo bokk ci deal bi maanaam donc ma jàpp ni contrat bi moo war a nekk. d'accord bu ma xamee ni lii dina mën a sotti. mooy tax man ma dugg ci projet bi parce que. ci la espérer ni fayeeku lu raw sax 14 millions yi ñu may fay. voilà Demba Seydi waa Timis Corporation wala boog Frank Timis ci boppam ci communiqué am argument yu mu joxe léegi mooy que ni. waaw de toute façon Sénégal ci projet bi dina ci gagner ay milliards yu bëri ñun buñ ciy dugg dafa bëri woon ay risques te amoon na yeneen compagnie yi fi nekkoon. nangu ci woon dugg. loolu mooy argument wu Frank Timis loolu la léegi publier ci communiqué boo xam ne BBC moo ngi ko publier léegi nii donc ba jàpp ni loolu tam taxawul. parce que nag risques yooyu moo tax ñu jox la ay exonération fiscale. risques yooyu moo tax fayoo benn impôt fayoo benn taxe ci li ngay liggéey yëpp. donc ma jàpp ni. loolu yëpp ay wax yu daanu saret la rek. donc ma jàpp ni tey jii état du Sénégal bu ñu gisee ni coow li bëri na ñoo war a jël en charge question bi ñu leeral ko Sénégalais yi bu dul loolu. coow li day gën di continuer. coow li day gën di continuer ma jeexalee ci Frank Timis Frank Timis mooy kan Sénégalais dañ ko war a xam Frank Timis ci li gën a bees am na ñetti condamnation yi tegu ci boppam benn pour corruption. ci compagnie boo xam ne dafa tudd Timis et Anor mu ngi ameel ci Demba Seydi condamnation boo xam ne. Demba. oui. waaw Demba li nga expliqué leer na dégg nañ ko bu baax te buñ la dégloo sax nee nga part bi Frank Timis jot moo ëpp fuuf li Aliou Sall jot alors kon mu mel ni vidéo bi ñu seetaan donte laal na bu baax Aliou Sall mais tamit wane na niveau d'implication de corruption wu Frank Timis. alors tey est-ce que gisoo ni rek pour wax ji jeex est-ce que gisoo ni président Macky Sall mi waxoon ni dafa teg loxoom ci yenn dossiers yi ñu déclassifier rapport IGE bi. waaw defe naa loolu mun na nekk début de solution mais bu fekkente ne dañu bëgg a faj problème bi mbir mi carrément c'est dañuy régler relation bi président de la République ci Sénégal waxuma Macky Sall président de la République laa wax. bu muy am ak képp ku muy nommé ci réew mi. si yenn organisation yi dañuy naan nit ki clairement que boo amee niveau de responsabilité bii say parents de premier de degré de deuxième degré yëpp mënoo leen nommer donc loolu tant que leeraluñ ko amul lu ñuy reprocher Macky Sall ci mbir mi taxaw na fi ne du ma mës a nommer sama rakk ci poste bi mais bu mu demee ba benn moment loolu injustice la à l'endroit de Aliou Sall mu xam ne Aliou Sall sénégalais la ni ñëpp war na ko mën a nommer loolu du problème parce que loi bi interdire ko
loolu la ñu war a régler avant que ñuy wax d'abord di déclassifier wala ay classifier ay rapport ba pare loi Sénégal moo permettre président de la République que rapport yii ñi rapport d'investigation yi muy IGE ak yeneen di jaar ci loxoom tant que loolu dañul ba tey bu ko neexee te yenn rapport yi ñeneen ñi nga xamante ne bëgg na leen poursuivre mu poursuivre leen donc loolu la ñu war a régler mais du problème mu nit ki d'abord Demba waaw may fàttali rek ni yow yaay coordonnateur coalition Publiez ce que vous payez ngeen di yëngu lool ci mbirum ressources naturelles yi alors tey contrat yi ñu ngi ko doon wax léegi nan ngeen gisee contrat yi nga xamante ne ni gouvernement bi wax nañu ni ñoom génn nañu lépp ci internet bi mbiri leer na. non ma leeral li lépp génnagul bëri na ay contrat yoo xam ne kenn gisu ko ci place publique bi bu ci gën a bees mooy contrat wu Total décret bi attribué Total contrat gis nañ ko mais contrat bi Sénégal signé ak Total. kenn mënu la ne teg naa ci bët en tout cas citoyen sénégalais yi def leen investigation bu leen neex laaj leen ku leen neex du am sénégalais bi taxaw ne la gis naa contrat bi waa Total ci boppam wax nañ lu leer contrat bi dañ ko dul publier loolu nag xanaa nag voilà ci loolu lañ toll fu mu nekk nii benn ñaar bi Sénégal xamee ni am na ressources yi yëpp mu ñu découvrir ko en 2014 ba mu leer ni mais lu tax taxawuñu ne nañu réviser suñu code ba pare door a joxe permis lu tax nga xam ne am nga pétrole bu baax am nga gaz bu baax nga yëkkati loolu joxe ko ci code bu 98 te mu leer la ni code boobu méngootul ak jamono jii ñu nekk nga jël contrat yi signé joxe ko. alors Demba mu nekk question yu importante qui mérite d'être posée mais avant cela dañuy bàyyi rek Fatou Abdou pour la dernière question dafa am lu mu la bëgg laaj. Aliou Sall tey cet après-midi ci conférence de presse bi mi ngi wax ne le collaborateur de Franck Timis bi nga xam ne dégg nañu ko ci vidéo journaliste bu BBC bi moom dafa am contentieux judiciaire ak ki nga xamante ne moom mooy Franck Timis yow lan lañ ci mën a jàpp lan lañ ci mën a jàngat ndax nee na kooku fiableul pour wax ci mbir yi yow mi nga xam ne yaa ko dalaloon lan nga ci am ni xibaar. waaw li ma doon wax sànq mooy Franck Timis ñu ngi ko accusé corruption fële ci Angleterre lu tax ñu accusé ko fa parce que am na fa kër résidence am na fa ay sociétés am yu mu fa enregistré mu ameel ñooñu 1,482,540,000 CFA boo ko traduire en CFA. yàggul 2012 ci avril ñu condamné ko pour abus et violation des droits humains ci Sierra Leone ci compagnie yam boo xam ne moom moo fay patron bi mu tuddee ko African Mineral Limited AML fii ci Sierra Leone bi beneen bi ci tegu faux et usage de faux ci compagnie yam bu tudd Regal Petroleum moom mooy directeur ba fu mu nekk nii moom ak bourse bu Angleterre ñoo nekk ci contentieux depuis 2003 ñu condamné ko ci 445 millions CFA yoo xam ne war na ko fay loolu yëpp mu ngi tegu ci ndodd kii Franck Timis loolu yëpp nag nga xam ko nga accepté collaborer ak kooku nga accepté nekk représentant kooku fii Sénégal ma jàpp ni loolu d'abord mooy problème xëy na buñ ne Aliou Sall fauté na foofu mooy problème bi benn ñaar am na lu ñuy tuddee délit d'initié loo xam ne mën nañ ko reprocher président de la République du Sénégal mooy Macky Sall liggéey na Petrosen expert la ci mbir mi am na données yëpp nga gis ni situation bi fii la toll ñu lay door a fal avril la Macky Sall jël fonction juin mu ñëw signé ay décret yu mel noonu loolu tam dafa di loo xam ne dafay tey xel ci surtout bu ñu gëstoo ci dig relation bu mu am ak investisseurs yooyu. mu doon rakkam ku tudd Aliou Sall donc loolu tam problème la fii ci suñu réew donc war nañu leeral loolu yëpp ma jeexalee rek ci benn point gis nga bu nu bëggee coow li jeex. gouvernement du Sénégal mooy woo concerné yëpp ñu ngi dund ñu ngi fi lim yëpp kenn ci ñoom nekkul dans l'incapacité de se présenter devant le tribunal pour mën a leeral mbir mi. parce que nag ay argument conférence de presse ay menaces dinañu porter plainte yëpp leeralul mbir mi Sénégal am na ay institutions yoo xam ne ñu ngi fi mun nañu traiter dossier bi leeral ko ba mu leer nañ te nag nañu xam ne société civile bu internationale waxuma sax bu Sénégal saisir nañu aussi bien le gouvernement américain que le gouvernement britannique sur cette question-là. boo xam ne dinañ ko leeral parce que foofu nag loolu droit la population yi am pour saisir juridiction yooyu pour ñu mën a pousser investigation bi sur cette chose-là li BBC def début la rek porte la maanaam boo xam ne dina mener effectivement à cette finalité-là. alors dinañu topp Franck Timis bu fekkente ne am na lien nag ak Aliou Sall
après boobu ñoom ñoo xam. très bien Demba Seydi dafa mel ni maître El Hadj Diouf dafa am question bu mu la bëgg a laaj ñu ngi lay déglu maître. waaw maa ngi koy déglu. yow monsieur Seydi déjà ni ngay waxee dafa mel ne da nga féete benn boor ngay waxee passionné ak attaques yi yow neutre de. aw ma retour bu baax aw ma retour. ma ne wane woo benn neutralité yow. da ngaa féete boor ànd ak ñi fi ñëwoon nga dalal leen. daa mel ni yéen a bokk benn combat bi daal yéen da ngeen anti gouvernement. déedéet. nee na moom nangul sax wax parce que dafa ne leen bu dee Aliou Sall rek la concerné. moom du ci wax. non loolu waxin la day ay dóor la mais ci biir wax ji dafa feeñ ku wax feeñ dama koy laaj yow ku la déglu rek xam ni yow noonu Macky Sall nga noonu gouvernement sénégalais nga ci ni nga waxee. mais dama lay laaj benn affaire yow ci code pétrolier bi nga xam ni ci lañ sukkandiku pour jox contrat bi Ablaye Wade signé ak Souleymane Ndéné Ndiaye code signé ko Karim Wade njëkk a signé engagement bi moom Petrosen avant Wade daanu en 2012 dama ni est-ce que yëgoon nga ni ci phase seet exploration recherche taxe bu ñuy fay état du Sénégal amul ndax xam nga loolu. waaw xam naa loolu kay. kon timis buy jaay ay paaram Sénégal lan la ci war a am te comme taxe warul am ba ñaan Sénégal perte na ay milliards loolu ñàkk xam la wala naafeq la wala bëgg a manipuler nit ñi la. d'accord dama bëgg leeral benn mbir ndamu Macky Sall ndamu ñun ñëpp sénégalais yi la benn ñaar bokk naa ci ñuy votel Macky Sall bokk naa ci ñuy campagnal Macky Sall ba mu gagné ba nekk président de la République Macky Sall ak i entourage am li ñuy liggéey ak ñoom nekkul noono nekkul xasante. kañ nga ko wooteel 2012 wala 2019. maître ñu bàyyi ko mu terminer après ñu yeggali suñu débat. bii passé sax. moom nga wooteel. Kolda laa voté. ko wooteel Macky Sall. waaw. waa jàllal. waaw léegi ma bëgg a leeral benn mbir am na lu ñuy tuddee opération pétrolière yoo xam ne ñoom la ñuy exempté de taxes et d'impôts opération pétrolière mu ngi commencé si bi ngay def recherche ba bi ngay produire ba bi ngay écouler transporter sa produit léegi ci code bu bees bi ñu boole si transformation produit brut. bi man laajuma la loolu dama ne ndax bi ñu koy jox. tax yi amul na wala amul. maître ñu bàyyi ko man xoolal man du ma def. bon ñu ngi lay jaajëfal Demba Seydi. ndax taxe am na wala amul. Demba Seydi. phase exploration am na taxe wala amul. man ni ma la dafa leer. merci Demba Seydi. amul. kon kay Sénégal pertu dërëm. très bien leer na. Sénégal pertu dërëm. alors ñu ngi lay jaajëfal Demba Seydi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. c'est que dafa am lu ma bëgg a wax foofu Demba Seydi wax na bu ñuy fay taxe day fekk kooku def exploitation wala exploration c'est-à-dire bu doon c'est-à-dire que Franck Timis dafa deful c'est-à-dire que dafa jëlul sax brouette pour Sénégal c'est-à-dire dafa indiwul benn matériel bu war a mën a tax tey nit ñi jël suñu compte jël contrat di ko jox wala permis di ko jox loolu la nit ñi xamul c'est-à-dire indiwu fi benn matériel Franck Timis këyit kese lañ ko jox këyit boobu la dem ut ci xaalis yor ci ay milliards loolu la nit ñi war a xam Sénégalais yi xam ko. alors da nga bëgg a wax Franck Timis amul woon benn critère technique non seulement critère financier mais aussi sans expérience. mais waxuma non seulement amul loolu dafa indiwu fi sax wotiir bon pour def fi quoi que ce soit ba mën a am 200 milliards créer Banque de Dakar ba war a mën a jël ay actions jox BP mu war ko mën ko jox 150 milliards xanaa nit kuy xanaa nit koo defal contrat boo defal contrat nit dina am lu mu liggéey ba waaw léegi maintenant ñi nga xamante ni ñoo ko fi nekkal maître a ngi nii léegi maître laa bëgg mu wax ni Franck Timis bi nga xamante ni ne moom lañ signé woon suñu contrat ci Petro-Tim ba ñu jógee ci Petro-Tim dem ci Timis Corporation bañ ko joxee lan la liggéey ba mu war a mën a am xaalis bi mu am. alors tout à l'heure dañoo waxu décret waxu contrat kan moo signé Abdoulaye Wade ou pas je pense qu'on a l'image xoolal image baa ngi nii ça a été signé par le président Macky Sall. deuxième bi la